Sénégal. jàngeen jëf mbokk yi RFM matin 7h40 sunu gan Papa Amadou Sarr salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar na nga def. ñu ngi fi ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi yaa jiite DER di loole Macky Sall sosoon tey la am ñetti at tuddee ko délégation à l'entrepreneuriat rapide yow yaay délégué général à la DER di boyetu xaalis bu ñu teg ngir jàppale ci gone yeeg ndaw ñi rawatina ngir ñu mën a sos dara am dara. Bala ñoo xuus maaka laaj njóogu jën ci waxtaan bi kon ñu defu xayma ñetti at ginnaaw si lan ngeen mébatoon ba ngeen koy sos ak fu ngeen ci toll lan ak lan ngeen def ñaata xaalis ngeen joxe gone yeeg ndaw ñi. waaw Babacar maa ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax yow ak njóogu ak waa RFM yëpp bi mooy sama deuxième fois may ñëw fii si seen studio bi bu ñu commencé DER il y a presque 3 ans. En septembre 2017 très exactement waxtaanoon nañ fi si objectif yi nga xamante ne président Macky Sall loolu moo tax mu taxawal délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ñu nga xamante ne ñu ngi xëy ak ñoo xamante ne ñu ngi bëgg a xëy créer seen entreprise wala dooleel seen entreprise muy wàllum pêche napp mi sàmm mi mbay mi lépp luy dem si xarala yu bees yi ak transport yi boobu ak léegi mun naa wax ne am nañ mbégte dugal lu toll 56 milliards francs CFA si économie Sénégal bi dem si ndaw ñi ak jigéen ñi lu si ëpp sax ren mun nañu wax ni corona bi nekk na opportunité bu nga xamante ne dugal nañu lu toll 25 milliards de francs CFA si gox-goxaanu Sénégal yëpp si secteur yu bëri lu si ëpp nag dem si mbay mi ak agriculture bi. et boobu woon beneen firnde bu ñu mën a am aussi mooy 14 régions 45 départements ak 552 communes Sénégal yëpp am nañu minimum lu toll 10 millions de francs CFA Dakar ëppal si lu toll 12 milliards. boo jëlee aussi segment yu économie yëpp mën nañu wax ni tey en plus de financement bi lu ñuy wax renforcement de capacité formation tàggat mi. tamit am na si solo parce que jigéen ñi ak ndaw ñi ñu jox xaalis yi bàyyi ñu leen noonu ñu dem mais dañ leen jàppale pour ñu gën a liggéey et pour conclure it mun naa wax ni lu toll 90 000 comptes bancaires ubbi nañ ko si réew mi pour yokk inclusion financière dëkk bi donc bu ma ko tënkee lu toll 200 000 bénéficiaires directs jot nañu si financement wu DER yi lu toll 56 milliards depuis bu ñu dooree suñu liggéey exactement mars 2018 mun naa wax ni parce que bu ñu créé DER septembre 2017 toog nañu 6 mois pour préparer tournée yi ak papier ak kayit yi pour mun a commencer sortir génne xaalis bi. léegi 56 milliards yooyu ngeen joxe ni nga ko waxee ci diiru ñetti at du lu ngeen di maye lu ngeen di lebale ndaw ñi ak jigéen ñi ci projet ñu remboursé ci wàllu remboursement fu ngeen ci tollu jamono ji. waaw comme ni nga ko waxee Georges waxtaan si naa fii ak Babacar affaire bi du maye du subvention du don du politique liggéey la bor la te bor fay la sant donc boobu ak léegi mun naa wax ne ren sax financement yu ñu dugal si réew mi. La plupart du temps 80% si remboursement yi la jógee ak yenn partenariat yu ñu am ak yenn bailleurs yi loolu tax ne dama gën a ñaax jeunes yi jigéen ñi ak ndaw ñi nga xamante ne lebal nañ leen xaalis ñu rembourser financement yi pour ñeneen ñi mën si jot. tey boo xoolee taux de remboursement bi avant Covid bi di commencer ñu ngi tolloon presque 70% waaye bu président Macky Sall jëlee décision ak banque centrale pour jàppale ménages yi ak entreprises yi def nañu lu ñuy wax suspension de recouvrement maanaam dañoo arrêté recouvrement yi ba octobre pour mën a permettre jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo xam ne seen entreprise mbas mi affecté na leen ñu mën a liggéey dans de meilleures conditions seen économie gën a yokku mais bu soobee la octobre bu passé fii ak octobre wala novembre dinañ reprendre waat et te yaakaar nañ ne jigéen ñi ak ndaw ñoo xamante ne commencé nañ fay rembourser dinañ gën a continuer pour que ñeneen ñi jot si loolu la ñu yaakaar loolu dinañ fexe ba ñëpp remboursé. bala ngaa remboursé day fekk li ñu la lebal jur dara. est-ce que ñi ngeen lebal jigéen ak gone yi ngeen jox xaalis ngir ñu liggéey ndax la ñu investir ma ngay dox ak ci lan lañ investir. waaw boobu ak léegi def naa man sama bopp 3 ba 4 fois tournée nationale dem nañ si jigéen ñi ak ndaw ñi
si gox-goxaanu Sénégal yëpp ba de Dakar ba Kédougou ba Bakel ba Matam pour rencontrer bénéficiaires yi boo xoolee mun nañu wax ne ñoo avant Covid bi toujours damay wax affaire Covid mbas mi parce que impacté nañu bëri seen entreprise mu ngi doon dox gis nañ yokkute seen chiffre d'affaires yokku na seen revenu yokku na te it am nañu ay marché yu bees ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi doon def exportation seen exportation yokku na ñuy def transformation produit agricole wala produit halieutique maanaam luy dem si mbay mi si napp mi ak si sàmm mi seen revenu yokku na seen gox-goxaan aussi gis nañ ci seen bopp. parce que projet yu mel noonu li koy yàq mooy ñàkk accompagnement ak suivi bi da ngeen leen di jox xaalis bi rek bàyyi leen ñu dem su ko defee mu seey seen loxo est-ce que ci DER bi mbir yi noonu la demee wala gis ngeen ne soppeeku am na ci. comme ni ma ko waxee ndaxte bu ñu dambalee DER bi lu njëkk def mooy saytu pendant 6 mois programme yoo xamante ne ndaw ñi ak jigéen ñi moo leen taxoon jóg. ñu xool lu xew PAPEJ lu xewoon ANEJ FNPJ ak yeneen fonds yu bëri yoo xamante ne jàll na fi wala ñu ngi fii ñu def loo xamante ne lu ñuy wax ci tubaab di wax benchmark maanaam comparer programme yi lan moo dox ak lan moo doxul xool nañu aussi yeneen dëkk yi ñu wër que mu nekk Côte d'Ivoire que mu nekk Afrique du Sud ba France ba Canada nu ñu doxalee programme accompagnement ndaw ñi ak jigéen ñi ñu jël meilleures pratiques yi pour mettre en place direction bi nga xamante ne loolu rek mooy seen liggéey accompagnement renforcement de capacité formation formalisation maanaam képp koo xamante ne bëgg nga am nga financement wu DER lu toll 100 000 francs dañ lay tàggat dañ lay jox papier registre de commerce yi NINEA ñu xam foo nekk ñu jox la bërëb bu ngay toog nekk ba pare ay formateur ñëw di la former ci sa liggéey bu fekkee menuisier nga bu fekkee da ngay defar sànqal wala dugub ñu former la accompagner la ingénieurs yi ba pare wutal la ay sachet emballage pour que lépp loo mënte def jaar ci yoon nga mën a produire rembourser ci ay fan yu leer te boo remboursé wul it ñu boole ak yoon nangu sa matériel parce que dañuy def nantissement donc mun naa wax ne 80 ba 90% ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey soxla nañ financement bi sérieux nañu ñu ngi liggéey bu baax ñu ngi yokkule ñu ngi créer emploi et boo xoolee emploi connexe yu ñu créé à partir des 200 000 emplois yooyu ëpp na 300 000 te bu soobee yàlla ak programme bu bees bu ñuy waaj a taxawal après 3 ans yi bu soobee yàlla dinañ gis loo xamante ni yokkute si gox-goxaanu Sénégal gi yëpp. mais 25 milliards nag ci ñetti at ci nii. 56 milliards. 25 yi ren kese la. ren 25 milliards xaw la tuuteem ak ni ñàkkum xëy mi toll ci réew mi ndax chiffre yi ci mujj population active maanaam ñi nga xam ne ñoo toll ci war a daan seen doole war a yëngu diggante 15 ans jëm kaw boo leen jëlee taux de chômage bi ëpp na 15%. loolu xëy na ñi am sax liggéey am métier la ñuy wax wala ñi jàng ba mi diplôme. boole woo ci ñeneen ñi nga xam ni xëy na jànguñu te bëgg nañoo jàpp ci dara boo leen ci boole lim bi gën a jéggi dayoo est-ce que nii ngeen koy defee nii du yéex ci ñi ëpp ci ñi war a def dara am dara ba mën cee yëngu ngir jàpp ci lenn. Babacar li nga wax dëgg bu wër këng la parce que ñun bu ñu dooree ba léegi mun naa wax ne am nañu demande bu tollu 400 milliards de francs CFA demande réelle. Si ñu déposé si DER si suñu plateforme si préfecture yi si gouvernance yi si mairie yi ak yeneen recoin wu Sénégal mais comme ni nga ko xamee Sénégal suñu moyen tolluwul fi nga xamante ne mën nañ dugal loolu si financement wu jeunes yi ak femmes yi bu ma sañoon tey man chaque année mun naa absorber lu toll 100 milliards de francs CFA ndaxte demande boobu am nañ ko population yaa ngi xaar. te bu ñuy def sax arbitrage yi def financement yi yenn saa da ngay ñëw da ngay tëb yenn commune wala boo xoolee boo ñëwee si région yi da ngay obligé jox ñoo xamante ne ñoo njëkk teg prioritaire te mun naa wax sax ñëpp a prioritaire comme ni nga ko waxee parce que boo xoolee population au Sénégal plus de 60% ay ndaw lañu boo boolee jigéen ñi ak ndaw ñi ça fait plus de 70% de la population donc effectivement et 70% de cette population aussi ñu ngi si lu ñuy wax seuil vivre si seuil de la sous le seuil de la pauvreté maanaam seen am tolluwul noonu donc ñu ngi liggéey ak gouvernement bi ak suñu yeneen partenaires yi pour mën a yokk financement yooyu pour jigéen ñi ak ndaw ñi gis seen bopp loolu moo tax ni taxawal nañ programme bu bees bu ñuy wax PAVI programme d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes du Sénégal au niveau national pour un programme
pilote de 2 ans. li ngeen di créé ci ay bànqaas. moom itam diis na lool itam. waaw non du bànqaas sax benn projet la si biir DER maanaam amul sax unité de coordination ñun suñu bopp ñoo koy exécuter mais comme xaalis bailleurs dañ si dugg. Banque africaine de développement moo ñu jox 100 milliards sur 3 ans. ak léegi PAVI boobu lu mu nar a jëriñ lu mu nar a indi ci wàllum liggéey bi. jàpp xëy bi yokk xëy bi menuisier yi cordonnier yi tailleur yi xale jigéen yu nekk si manicure pédicure coiffure yi restaurant yi accompagné hôtel yi campement yi transport tous les secteurs vifs de l'économie sénégalaise yu ànd ak PSE bi maanaam sax mun nañu wax ni 14 milliards de francs CFA yi nga xamante ne yooyu lañ nar a dugal si ñaari at yi di ñëw ak financé par AFD agence française de développement ak banque africaine de développement ak gouvernement Sénégal jàpp si dina tax dinañu jàppale lu toll 75 000 jigéen ak ndaw si Sénégal gi yëpp ñu mën a xëy wala ñu yokk seen koom-koomu entreprise loolu bu soobee yàlla dinañ démarrer octobre bi. Financement yi taxaw na signé nañ ko bailleurs yi am nañ confiance ci lu DER liggéey ak vision président Macky Sall pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi loolu mun naa guleet sax mu ngi doog am Sénégal financement bu toll noonu ñu jox ko unité boo xamante ne ñu ngi koy doog a taxawal motagul sax ñetti at donc vraiment di ñaax jigéen ñi ak ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu remboursé parce que comme ni ñu ko waxee sànq financement boobu bor la bailleur dañ koy jox ñu liggéey ñu fay bu ñu fayul rek ñoom dañuy mujjee rus ci bailleur yi wala boole leen ñooñu ak yoon maanaam ñoo xamante ne dañu bañ a fay. yóbbu leen police. police waxoon naa ko fi 4P préfet police procureur. waaw léegi ci wàllum programme yi ba léegi. ak DER ñu bëri ba léegi ñu gis nañ ne ndaw ñi ak jigéen ñi ko tax a jóg gis nañ ne politisation da cee am ndax nee nit nee nañ parfois nga joxe dossier mais duñ la jël ñu koy jox ñu ci bëri ñu jege nguur gi la wala ñu jege APR ak yooyu moom moo tax ñu gis na daal politique lax na ci ak lu ngeen mënta wax politique am na ci. da koy weddi. weddi moo ko sax nga Babacar jot nañ fi je me rappelle def nañ 3 minutes te mu ne ma ne ko ñun politique ñu ma ne ko man mii politique mu ne ma yaa dàq politique Sénégal te loolu laay insisté waat réaffirmer président Macky Sall bu ma falee jëlewuma APR jëlewuma Rewmi jëlewuma PDS ministère des finances la ma jëlee. ma nekkoon fa cadre di liggéey mu jël ma jox ma position bi ne ma yow laa bëgg nga géral ma 30 milliards yi amul farfarlu amul xaj ak seen ñëpp laa bëgg nga jox finance naa fi jeunes yi yu bokk APR yu bokk PS yu bokk Rewmi yu bokk PDS ñëpp ñi nga xamante ne nee nañu. Pastef moom du ngeen leen jox. Pastef jox nañ leen. waaw même Y'en a marre jox nañ leen ak ñeneen ñoo xamante ne sax jàppale ñu président Babacar donc boo ñëwee DER mun nañ la génne liste yi nga xam ne yëpp jot nañu village Sonko sax man sama bopp dem naa foofu pour te dire donc pour te dire c'est dañ koy joxe de façon républicaine ñëpp si jot tey nee naa la. commune boo dugg Sénégal jot na financement te man mënu ma la wax ku bokk APR wala ku bokk PS parce que bu ñu lay laaj pour dépôt yi carte d'identité lañ lay laaj certificat de résidence ak projet boo indee aussi liste indi ko te du dugg DER parce que gars yi lu ñuy bañ mooy suba ñu ne Babacar moo ma jox liste bi wala Georges moo ma jox liste bi wala keneen ak keneen loolu moom sama loxo si kaw boo foo mën a woo assemblée ak feneen laa si yemale am naa samay kayit naa la jox preuve ni que Sénégal yëpp toutes les couches sociales confondues défavorisées en priorité ñoo bénéficié aussi DER bi Babacar. léegi xam nañ ne jamono daa métti ndax coronavirus bi gouvernement yu bëri ñu ngi wax ni fi mu toll nii seen poste diisatul yéen a ngi bëgg a dérouler li ngeen nasoon boobaak léegi est-ce que dana mën a ne gouvernement Sénégal ne amatul xaalis wala boog jamono métti na ci wàllu koom loolu moom sóoraale ngeen koom yaa ragalu leen mu yàq seen i mëbët. waaw c'est vrai boo xoolee du Sénégal kese pandémie globale coronavirus bi économie mondiale yëpp la jàpp boo xoolee ay gouvernement Union européenne États-Unis ak pays yu gën a mag sax dugal nañ li ñuy wax ay paquet de stimulation wala lu ñuy wax en anglais bail-out package pour jàppale économie bi Sénégal président taxawal na programme de relance presque avant résilience léegi relance mun naa wax ni sans me tromper et puis que amul lu ma si nëbb effectivement financement yi nga xamante ne naroon nañ jot 30 milliards yi ren jotuñu lépp ndaxte comme budget yi dañ ko recentrer pour jàppale ñoo xamante ne Covid bi affecté na leen mais comme ni ma ko waxee remboursement yi ñu jot financement 2018 ak 2019
ak yenn financement yi ñu levé ak suñu partenaires yi kii di BAD ak AFD ak US Africa fondation benn fondation américaine tax ne ren depuis mars ak léegi Babacar dugal nañu 25 milliards si dëkk bi si région yi gis ngeen ñu dem nañu Ziguinchor agriculture bi si ndaamaraas bi dugal nañ ci 12 milliards campagne agricole bi dugal nañ ci 3 milliards ak ASPRODEP si wàllum comment dire engrais semence yi boo xoolee aussi dans le sud toujours avec Sonagri ak yeneen kuréel yoo xamante ne ñu ngi jàppale mbéykat dugal nañ lu toll presque 12 milliards loolu 20 milliards astafurlah loolu bu weesoo dugal nañ si population mbas mi affecté woon jaaykat soble yi jaaykat pomme de terre yi toute la côte ba Potou ba dem ba Matam ak yeneen masques yi gis nañu dugal nañu 3 milliards si masques yi DER moo produire masques yi 10 millions de masques bu nga xamante ne ñu ñoo ko produire fii Dakar ak tailleurs yi toutes les communes du Sénégal presque am nañ ci produire 10 millions de masques yi defar nañ ko 8 millions 500 000 masques tey am nañ ko fii stocké Diamniadio ñu ngi koy jaay ak 10 millions yi parce que objectif mooy 10 millions. non 8 millions 500 kon yeggagul matagul. non mot na dañ jaay 1 million 5 yi commencé nañ ko jaay yenn écoles yi yenn collectivités yi parce que dañoo liggéey dañoo financé amoon na fi polémique sax ne nan la DER di jaay masque dañoo jël banque xaalis BND lebal ay population ay jigéen ay ndaw ay ñoom Sadia Gueye ay ñoom maire nu mu tudd association des maires tailleurs du Sénégal ay tailleurs yu xarañ yu ñuy wax ay ñoom tuuti ak ñeneen fédération des tailleurs du Sénégal ñoom góor ak Babacar ñu bëri daal maa ngi doon wax sax Babacar Fall xam naa du nekkagul tailleur mais ay entrepreneurs yu bëri lebal nañ leen ñu liggéey ñu fay ñu ngi léegi pharmacie nationale d'approvisionnement mu ngi jaay masque yooyu parce que président bu mu nee dëkk bi dafa war a am masque tout de suite ñu xool tailleurs yu nekk Sénégal 5000 tailleurs lañ liggéeyloo ñu injecté 3 milliards cash gars yi liggéey joxe masque yi te masque yi ñu ngi koy jaay. ginnaaw technicien nga. sa xam-xam fa màcc ci wàllu koom. ak ni ñu yore xaalisu réew. DER ak yeneen bànqaas yi fi am ci réew mi ñu ne xeex ñàkkum xëy gi ko tax a jóg. mais bëtoon nañ fi ay jamono la bokk xalaat bi jiboon na ci ne li gën a efficace mooy dajale yëpp. mooy gu yor nu mu tudd sax ANPEJ lam. ak FONSIS ak ay ba ci dak. ADPM ak Prodac ak yooyu dajale yëpp def ko benn kuréel mu gën a efficace yow est-ce que ci li nga jàng looloo gën a baax am déet. Babacar je pense que ni nga ko waxee awma sax ñaar tey bu ma nekkoon président. loolu laay def damay jël entité yooyu yëpp boole ko jox ko benn nit benn góor wala bu jigéen bu nga xamante ne wóolu naa ko mën na ko doxal ndaxte DER di yore ay financement di jàppale jigéen ñi ANPEJ yi def la même chose FONGIP daanaka sax FONSIS lu mu tudd lu muy def du si jigéen ñi ak ndaw ñëpp c'est façon générale BND wax nga ko fi ADP wax nga ko yëpp structure yooyu yëpp nga xamante ne budget de fonctionnement investissement ak équipement ak ay techniciens yi ñuy joxe fi ciblé les mêmes populations des fois sax day am compétition si diggante équipe yooyu pour man bu dee man damaa amoon dogal damay jël stylo bic boole yëpp rationaliser jox ko benn nit ak ay délégué wala ak ay adjoint ñu liggéey loolu mooy am impact mooy lu ñuy wax rationalisation des politiques publiques et pour plus d'efficacité plus d'efficience et plus d'impact. est-ce que loolu du kon du ne DER ëllëgam wóorul déjà bu fekkee ne loolu am na. ça signifie que yéen a ngi liggéey mais DER ëllëgam. kenn xamul bu dee loolu la yàlla dogal amul benn problème ñu def leneen parce que balaa maa def DER am na leneen lu ma doon def dañ maa jël jox ma liggéey bi pour ma def ko pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi bu ñu ñëwoon tey dañ koy rationaliser jox ko keneen nit ma dem wuti leen lu may def xanaa sax ma ñëw liggéey si yéen. fii de waaw mën nga ñëw jërëjëf Pape Amadou Sarr. jërëjëf njiital DER délégation délégué général à la DER la délégation à l'entrepreneuriat rapide nga xam ne biñ ko soseeg léegi toll na ci ñetti at septembre 2017 la woon jërëjëf Alaaji Ndiogou Diène jangeen jëf itam mbokk yi ñu topp ci 6 heures du matin ak léegi ñu delloo kaddu gi El Hadj Assane Gueye ci RFM ak Fati Dieng ci TFM ñu yendoog jàmm. Vous avez besoin de caution sur des marchés